asalaamaaleykum mbokk yi déglu rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf moo leen di nuyu di leen indil waxtaan woo xam ne ñu ngi ko def ci groupe bi nga xam ne moo dajale association yi ak daayira yi te ñu am ñaari ndaw yoo xam ne ñoo ñu représenté ak consulat bi ak représenté yeneen yoo xam ne tamit député de la diaspora mu ngi ci bokk di waxtaan ci xaalis bi nga xam ne gouvernement Sénégal yónnee na ko fii ci Italie mu jaar ci ambassade bi ak consulat pour mën taxaw suñu mbokk yi nga xam ne ñoom la mbir moomu concerné su ngeen déglu audio bi ma leen di jox nga xam ne mooy compte rendu bi nga xam ne moom askase bi dëkk Lecco te bokk moom ak Cheikh Tidiane Seck président association bu Bergamo xam ne ñoom ñoo bokk ci ñoo ñu représenté foofu ca waxtaan wa mu def compte rendu di wax ne rek wax dëgg yàlla ñu ngi rafetlu moyens yi nga xam ne gouvernement du Sénégal jóg na ko pour dimbale mbokk yi c'est une première nag ci histoire waaye tamit li mel ni Covid tamit c'est une première waaye nag duñ ko def dara rek loolu gërëmee ko nguuru Sénégal ngërëm li gaa sax ñoo ko bokk parce que nguuru Sénégal mooy ñun surtout nag ñun immigré yi nga xam ne ñu ngi bitim réew te doole ji ñuy def ci réew ma mu bëri na dafa fekk rek waaw góor moom dafa baax ci lu nekk te wax dëgg yàlla ñu ngi ciy remercier gouvernement du Sénégal ma bàyyi leen ngeen déglu suñu xarit suñu frère askase compte rendu bu leer bi mu ci def jërëjëf. asalaamaaleykum sama mbokku sénégalais yi ak sama mbokku sénégalais yi man la askase maa leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant di leen baalu àq baal na yàlla ñu yàlla boole baal di ñëwaat rek pour wax leen ni jox leen ay information maanaam tey jii comité bi local bi réunir na dañ ko def via web lañ ko defee pour ñu lu ñu njëkk a wax mooy ordre du jour bi c'était information du comité local. Deuxième point à l'ordre du jour nekkoon la situation de la première tranche. Troisième point à l'ordre du jour nekkoon ñu def méthode de travail pour ce qui concerne pour li nga xam ne moo concerné deuxième tranche bi. Quatrième point bi nekkoon question diverses pour li nga xam ne premier point bi la comité bi installé nañ ko consul moo ko présidé il y avait aussi Fofana le vice-consul l'honorable député Nango Seck ak presque représentant région yëpp amoon na quelques absents mais justifié mais majorité bi atteindre nañ ko donc ñu commencé réunion bi si loolu si li nga xam ne mooy premier point bi wax naa leen ko formé nañu le comité c'était déjà formé dañ ko informellement mais formé nañ ko définitivement avant ñuy commencé nag ñu wax tamit ñu jël rapporteur c'est-à-dire un secrétaire de séance maanaam muy Fofana du consulat moom moo jël procès verbal bi. Donc loolu jaar ci premier point bi deuxième point bi ñuy def la situation de la première tranche situation première tranche bi nii la tëddee jox nañu ñi ñu jox ci xaalis bi ñi gaañu ci Covid bi 6 personnes lañu ñu jox leen 2000 euros ñi feebar ci ñi feebar ñu jox leen 6 personnes lañu ñu jox leen 500 euros. ñi nga xam ne dañu fi ñëwoon tàggat tembe fi mënuñu dellu ñu 6 personnes lañu ñu jox leen 500 euros étudiants yi 8 personnes lañu ñu jox leen ku nekk 200 euros kooku mooy situation première tranche bi sur 30 millions yu ñu joxoon Milan 30 millions CFA yu ñu joxoon Milan ñoom noonu lañ ko séddalee bi nag wax naa 2000 euros ak 500 ak 500 ak 200 parce que noonu laa koy mën a waxee si euro lañ ñu ko joxee. mais nañ jàpp rek 30 millions CFA moo ñëwoon Milan bon laaj na toujours ci première tranche bi aussi ñu laajte est-ce que dañ ko tëj wala tëjuñu ko consul ne kenn tëju ko donc dafay continuer léegi képp koo xam ne
si 4 catégories yi nga bokk da nga gaañu si Covid bi wala da nga feebar si Covid bi wala da nga ñëwoon tàggatémbe bi wala étudiant nga woon mën nga continuer dugal dossier bi donc si première tranche bi kenn tëju ko dafay continuer mi ngi continuer ba léegi kooku ñu xamee ko noonu. Bon laaj nañu tamit jox nañu liste ñii ma wax ni jox nañu ko maanaam étudiants yi ñi gaañu ñi ñëwoon si tàggatémbe fii ak ñi feebar yépp ñu jox leen xaalis bi dañ ko laaj mu jox ñu ko effectivement jox ñu tur yi tur ak sant parce que loolu moom mooy liggéey bi nga xam ne moo gën a jaar yoon parce que soxlawuñu yoon rek ay chiffres nañu jox ñu ne Ablaye Ndiaye leen ko jox may mënoon lañ ko jox donc lii ma lay wax ñi ñoom ñëpp nañ ko jox ne ñoom lañ ko jox nañu seen tur seen sant ak fu mu dëkk ku ko aajo woo nag boo ñu ko laajee si sutura mën na la ko jox kooku mooy li nga xam ne moom mooy première tranche bi. am na yeneen demande yoo xam ne mi ngi continuer donc di leen ko saytuwaat pour li nga xam ne moom mooy troisième point à l'ordre du jour maanaam mooy ñu def benn méthode de travail maanaam mooy benn feuille de route. ni ñu ko tëddee loolu maanaam mooy avant tout dañ bëggoon xam laaj nañ ko ñaata moo ñëw ci koppar pour li nga xam ne moom mooy deuxième tranche bi xamal nañu ne 500 millions CFA moo ñëw moo jógee Sénégal ñëw pour Italie yëpp du pour rek Milan mais pour Italie yëpp 500 millions yooyu ñan lañ ko jagleel ñi nga xam ne dañoo retraité ñi nga xam ne dañ ay néewu doole lañu ñi nga xam ne dañ amuñu séjour nekk clandestin wala ñuy wala ñuy waaj a régulariser wu ak ki nga xam ne dafa retraité donc ñeenti catégorie yooyu la te ku nekk 300 euros la lay jox bon projet yooyu yëpp nag nit ñi day continuer di dugal seeni kayit nañ continuer inscrire ci plateforme bi ba pare dugal dossier yi yónnee leen ko su ko defee ñun bu dossier yi ñëwee dina ko saytu loolu moo tax sax ci biir loolu ajjuma dañoo prévoir beneen réunion à 16h 4h incha allah bu soobee yàlla ak yonent bi ngeen def réunion boobu nag ordre du jour bi du leneen lu dul dossier yi yegg ci yëpp ñu mun ko saytu xool yi baax ñu teg ko de côté yi nga xam ne dafa manqué tamit ñu ñaan seeni borom ñu mën a compléter dossier yi bon loolu aussi bien pour première tranche bi que pour deuxième tranche bi bon lii daal mooy li nga xam ne moom lañ jëlee tey ci réunion bi bind waxtañ tamit laaj nañu séance bi à ce que avant ñu ko doon lever procès verbal bi ñu lire ko lire nañ ko léegi bu paree dinañ ñu ko yónnee su ko defee ñun tamit dinañ ko jël dugal ko ci biir groupe bi su boobaa ku nekk teg ci sa bët xam lu li ma leen wax lu ñu fa décider lan la ak liggéey bi naka la tëddee ak fan lañ war a jëme askan bi lenn rek moo ñu ci jublu tey wax naa leen ko ñu bari tamit wax nañ ko tey xaalis bi ñëw nañ ko jox ñi ko yelloo bu mu am sikk saak képp koo xam ne leer nañu ne dossier am dugg na te jaar na yoon te remplir na condition yëpp dañ ko jox 300 euros donc loolu mooy li nga xam ne foofu mu ne loolu lu mujjee conclure di leen ñaanal yàlla di leen jéggulu di wax tamit yal na leen message bi sa fekk si jàmm ak salaam maa leen gërëm di leen sant suba bu dee procès verbal bi ñëw na incha allah procès verbal bi dikk na dinaa ko dugal si groupe bi su ko defee ñëpp teg ci seen bët wasalaam ñu fanaan jàmm ak salaam. waa mbokk yi donc lii mooy compte rendu bi seen xarit Baye Diouf ci rajo Defaral suñu boobu jottali leen ko ndaxte luñ bokk la loo xam ne bépp sénégalais amul xàjj ci la bokk kon nag lépp ci la bokk donc li ci xew yépp ñëpp dañ ko war yëgandoor looloo tax mbokk yi ma jottali leen xibaar bi jëndale leen compte rendu bi ni aide bi nga xam ne gouvernement du Sénégal defal na ko waa doomi Italie tam toll ci première tranche bi ñëw ci Milan 30 millions 250 millions fa naa la woon 165 millions la woon Italie yëpp Milan amoon ci 30 millions 500 millions nag moo ñëw pour Italie yëpp mu mel ni
suñ boolee yëpp 565 millions de francs CFA la gouvernement Sénégal ñëw dugal fii ci Italie pour taxawu nit ñi jërëjëf.